jërëjëf soxna Ndeye Fatou Ndiaye ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon bisimila ci xibaar yi li ci gën a fees te ñu am yéen faram-fàcce ko njiite réew Macky Sall taxaw na kon ngir jëlee fi yàqataan gi ñu yàqataan xale yi àgg sax ci di leen siif ci ndajeem xelukaay jëriñ ñu doon amal démb sàkkoon daal ñu woote ab loi boo xam ne nii bépp muskalaf bu ñu jàppati ngay siif ab tout temps que ñu tëj la giir dundu Seydi Gassama mi njiiteel am na Sénégal yi ki ay kàddam kon di ko rafetlu waaye dafa jàpp ne loolu yi kese doyut ci biir xibaar yi daa ngeen ciy dégg kàddu yi nga xam ne nii moom la ci rotal suñu réew di sunu gaal di yendoo màggal tey jii ci alxames ji yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ba ca bu ñu jégleel càmm gi cérémonie bi nag ma ngay amee fële ca Kayel ca Mbàkke ci teewaayu njiital réew mi Macky Sall bëccëg bi nag mu ngi am ci jamono ji nga xam ne sunu mbokki sàmm si ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam moom lañ ci rotal syndicat gi ëmb liggéeykat yi nekk ci forage yi ñoom it ñu nga yëglu ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon ngir ñaawlu liggéey OFOR bi ñu ne lekkaay xaalis lañ ko def OFOR dafa laj ci li ñu ko dénkoon ba tax ñu sàkko ci nguur gi rawatina njiitu réew Macky Sall mu audité OFOR laataa kon moo ko fay jëlee ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci Omar Kayre bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo déglu ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi njiital réew mi Macky Sall taxaw na ngi jëlee fi yàqataan démb sàkk na daal ñu woote ab loi boo xam ne nii bépp muskalaf boo ñu jàpp de ngay siif ab tout temps que ñu tëj la sa giir dund Seydi Gassama mi njiital am na Sénégal yëkkati ay kàddu di ko rafetlu waaye dafa jàpp ne loolu yi kese doyut Seydi Gassama ñu teewlu ko ci téléphone xoxandom. Je crois que nguur gi def na li nga xam ne moom la war a def ay cas de viol ay cas de meurtre maanaam jigéen yoo xam ne leen di rey ak ay cas de pédophilie nekk fi di sakku xale yu ndaw mu ngi bëgg a bëri Sénégal mu ngi bëgg a bëri te askan wi dañ ci aw a jaaxle dañ ci aw a tiit ku nekk yaa ngi tiit ci seen jaboot donc il est important que état jël ay matuwaay je crois que matuwaay bu njëkk bi mooy fexe ba daan ñi nga xam ne moom lañ war a teg ñi nga xam ne ñooy def ñaawteef yi daan ñu gën ko diisal je crois que loolu première étape la waaye loolu su weesoo dafa laaj prévenir genre crime yooyu bépp jigéen boo xam ne da nga am problème sa biir sëy nga nekk ci situation de menace sa biir sëy nga mun a jël sa téléphone woote benn numéro boo xam ne numéro bu gratuit la pour alerter police wala alerter gendarmerie waaye tamit dañu war former ñi nga xam ne ñoom ñooy l'enquête ak ñoom ñooy atte ndax xam nga muy police muy gendarmerie muy magistrat ñu fa ëpp ay góor lañu te góor yooyu ci société bi lañ bokk maanaam dañ leen ñaar dañ leen formaté n'est-ce pas ak ay préjugés yu bëri ci jigéen il faut que sensibiliser ñuy def enquête yi sensibiliser ñuy atte pour que seen préjugés maanaam ñi nga xam ne ñoom la seen biir bopp seen culture ak seen yaay ak seen éducation mu bañ di influencer n'est-ce pas enquête yi ñuy def ak atte bi ñuy def ci wàllu violence faite aux femmes. ñu ngi ko day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Seydi Gassama gën na ko yaatal incha allah daañu ci dellusiwaat ak nag mi ngi am ci jamono ji nga xam ne nii sunu mbokk sàmm si ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar lu ci demee nii càccum jur gi ak yeneen yu ni mel ñenn ci way sàmm si ñu teewlu leen ci micro Mamou Diaby Gassama. gouvernement bi moo war a jàppale jeunes yi nangoo liggéey teg ko ci yoon jeunes yi itam teg ko ci yoon gouvernement bi jàppale leen ñu liggéey ñun bëgg nañoo jàppale mais ñun gisuñu kenn kuñ talal loxo jàppale bi moo des. maanaam côté bi gouvernement bi gëstu ko nu mu ko war a gëstoo. meew bi fii macha allah nit ñi sax xoolal fii la sax mais àll bi des fois da ngay gis ñoo xam dañuy ratt ay nag ba nga xam ne duñu am ku ñu ko jox ba dañ koy ay bërigo yu ñu xotti lañuy dañ koy tuuraat ci bërigo yi nag yi di ko naanaat fii ci Sénégal yaa ngi dëgg dañuy tuuraat meew mi nii di ko joxaat nag yi di ko naanaat kan moo koy jël foofu ñëpp a ko am. àll boo demee côté Fuuta noonu dafa. di nga ko fay yoon yi baaxul moo ko waral. yoon yi ñun julli yi nga xam ne ñooy jëndi xar am nañ jafe-jafe ci yoon yi ci problème douane ci problème yeneen yoo xam ne léeg-léeg nga ñëw ci yoon ñu téye sa xar laaj la kayit boo xam ne bii kenn waxu la na nga ko wut. dañ ubbi ay yoon la ñu war a def ñoom parce que dañoo tardé si wàllu yoon yi fi njëkk nekk defuñu fi woon ay yoon
ñoom it bi ñu ñëwee bon am na quelques yoon yu ñu commencé tracé mais doolu doyut nañ dolli yoon yi bu baax. am na gone yi fi nekk di jóg bëgg liggéey amul liggéey ndax amul lu liggéeyee ndax xar da loo xam ne lii du métier moo xam ni xel a koy def capital moo koy def da ngay yor xaalis jënd xar jaay am ci dara yenn saa yi da ngay jënd xar ñëw xoti bi rek jafe. ndax ñooñu li war si ñoom ripaas bu doy élément bu doy ñu ngi koy def tuuti maa ngi koy dégg quoi mais taxul ñu wax li ñuy def taxul ñu wax parce que tey ñu doy di lépp di ko xonte suñu xar yi te lépp a cher li ma lay kontoon nii lépp a cher donc pour ñu mën a gis suñu bopp bu baax a baax foog yooyu wàññeeku su yooyu wàññeekoo bu ñu gouvernement bi dimbalee ba loolu wàññeeku tamit dina bokk ci lu ñuy dimbali. mu ngoog loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci lenn ci sàmm si ñu doon yëkkati kon ay kaddu jëmale ko ci jafe-jafe yi nga xam ne ñuy jànkoteel ñu fàttali ne kon cérémonie officielle bi ma ngay amee jamono ji fële ca Kayel di benn gox boo xam ma nga nekkee fële ca diwaanu Mbacké Makhtar Sarr ma nga fa daañu ci jël sax ak moom incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar. syndicat gi ëmb liggéeykat yi nekk ci forage yi ñoom it ña ngay yëglu ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon ngir ñaawlu liggéeyu OFOR bi ñu ne gaañi lekk ay xaalis lañ ko def. OFOR dafa lajj ci li ñu ko dénkoon ba tax ñu sàkku ci nguur gi rawatina njiital réew Macky Sall mu audité OFOR laataa moo ko fay jëlee dañuy dem ci diwaanu Louga fekk fa Omar Kayre. càmbar OFOR mi ñu dénk forage yu nekk ci àll bi laataa ñu ko fiy dindi lii mooy proposition bi nga xam ne syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci ndox mi moom nañu defal état bu Sénégal. OFOR nag ci boppam dañ ko war a càmbar xool li mu liggéey privé yi nga xam ne waroon nañu jël forage yi le président dafa nañ ñu taxawagum ñu évaluer li OFOR def donc loolu bu amee ça prouve nettement que OFOR dafa échec depuis bi ñu sosee OFOR amul dara lu ñu wane ne OFOR moo ko fi def le président devait supprimer l'OFOR il faut auditer l'OFOR d'abord après supprimer l'OFOR c'est un gouffre d'argent. liggéeykat yi ñoom li ñu xamle moo di OFOR dafa lajj ci lu ñu ko dénkoon ki ko xamle di secrétaire général bu syndicat bi di Yelli Coulibaly di xamle ne jafe-jafe yi nga xam ne ci la personnel yi nekk doy na fir baaraam moo di Mansour Faye nekkoon fi ministre de l'hydraulique ak Lansana Gagny Sakho bi jiite woon OFOR ndax dañoo jàpp ne jafe-jafe yi am ci secteur bi du boo xoolee amatuñu indemnité d'heures supplémentaires kenn fayatu ko amatuñu indemnité de logement bon personnel bi tiit nañu trop surtout ñu dem retraite seen dégagement wóoruñu jot ko parce que ñi fi njëkk dem retraite kenn amul dégagement 2012 ba 2019 waa ministère de l'hydraulique versé wuñu dara te ñu ngi dagg xaalisu nit ñi kooku bëggoon nañ le nouveau ministre mu leeralal ñu ci hydraulique amul personnel le personnel de l'hydraulique c'est mais fii lañ leen bàyyi ministre bi fi jógee jël na 45 personnes yoo xam ne kenn du ci liggéey dara kenn du laal clé kenn du dugg cooto kenn du dem àll ba dañuy toog rek ñu leen di fay salaire bu mat salaire u agent yi 3 fois. Yelli Coulibaly nag di woo état bu Sénégal mu jël ay responsabilités am ci mbir mi di xamle tamit ne ñoom noppi nañu ngir jël forage yi ci loxo OFOR. ñu ngi wax pétrole ñu ngi wax gaz ñu ngi wax lu ne mais ndox moom moo gën a sàkk yooyu ndox dafa ci doomu adama la bokk mais buñ ko jëlee naree jël jox ko multinationales yi nañu ci dimbali. privé yi ñu ko jox ñuy monter ay compteur di dagg di fayeku nit ñi xaalis ces gens là mën nañu ko def. ci biir service régional bu hydraulique bu Louga ñoom liggéeykat yi nag nee nañu daañu déposé ci table ministre de l'hydraulique ak assainissement proposition yi nga xam ne ñoom def nañ ko ngir ñu indi ay saafara ci jafe-jafe yi ñu seetlu ci secteur ndox mi. bi ñu doon amal ci Louga mu soxal Cheikhouna Gueye ak ñoom kenn ci wokaay yi leen di layil di maître Ndiaga Dabo mu ma ngay sàkku ci yoon mu bàyyi leen ndax li ñu def nii jubluwuñ ci woon toroxal xale yi mbaa di leen fitnaal. ak jàmm ndax jàmm moo gën lépp jàmm sax moo sut dëgg ndax ñun jàpp nañ ne waaye da ko def ndax loolu da ko fi fekk te yàgg nañ ko def defuñu ko ngir toroxal ay taalibe defuñu ko pour duma ay taalibe dañ ko def ngir aar xale yi ndax xale yi ñoo xamante ne dañ doon daw dañu doon jóge ci daara bi di daw te ñoom ñoo war a jàngal xale yi xale boo xamante ne dafa génn daara bi di daw faw ñu aar ko faw ñu fexe
nañu ko teewee ci daara bi maanaam loolu nag moo andi woon ñu leen di jénk waaye jénk bi du woon pour toroxal leen du woon pour duma leen waaw Xaadim du nit ku bon li mu def toroxal xale yi taxuloon kon jóg te wax na ko te leeral na ko te loolu nangul nañ ko it yaakaar naa ne tribunal bi tamit nangul nañ ko loolu ndax koo xam ne la nga jàngal ci ay xale ba ñu mokkal alxuraan bari na te ñi ñëwoon tey ci tribunal bi nga xam ne moo leen jàngal ak ñoo xam ne jàngal nañ ba ñu ber seen i daara di jàngale bari nañ fi yoon donc ku mel noonu mënuñu jàpp ne nit ku bon la wala da doon jéem a toroxal ay nit waaw donc yaakaar nañ ne tribunal bi li ñu ñaan dinañu ci topp ñun ñoo ñaanoon lu ñu defoon jubluñu si woon toroxal kenn waaw jubluñu si woon loolu taxul ñu ñaan ñu bàyyi leen daal waaye yàlla baax na. dara doxatul ci commune gox la boo xam nga nekkee fële ci diwaanu Fuuta askan wa jaratuñ taal ak seen maire Sada Ndiaye mi tuumal ni dafa taxaw ngir foqate seen suuf si def ko ay dëkkuwaay waaye loolu yi duñu ko nangu seen bakkan lañ ci tekk ndax ñoom ay baykat lañu buy jëlee seen suuf nekk ci région de Matam dara neexatul diggante ñi yeewu ci dëkk googule ak ku leen di jiite di seeni maire Sada Ndiaye lu waral sagara buy xeeñ fetluwuñu que seeni njiit defu ci benn concertation ak enquête juridique ak askanam fu muy defee lotissement googule Mamadou Khady Ngem moom moo yor kaddu askan wi. tax nag ñu daje fii li nga xam ne lu ma juróomi at léegi ñu ngi xeex affaire suuf boobu nag kenn rek moo koy jaxase di bëgg nangu suuf si mooy maire de commune bi. lu ëpp téeméeri at ñu ngi fii ñun waa Fuuta amuñ dara lu dul mbéy waa Fuuta boo nangoo toolam pour béy léegi de kooku moom da nga koo rey parce que waa Fuuta amuñ dara lu dul béy. fii nag affaire tool yi nawet day am ndox bu nooree ñu daal di koy ji mooy njaxnaat loolu mooy tool yi yooyu nag la bëgg a nangu mu def ko ay parcelles lu ma junni ak ñeenti téeméer parcelles diggante gi ci doon Somona aali wuri bekkee del neen loolu yëpp da koy dagg ay kër ñun nag loolu ñun ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg loolu mooy wax. ginnaaw bi ñu sampee seeni collectif ngir défendre seeni moomeel askan wi ñoo ne que duñu mus a nangu kuy foowe seeni bi ñoom ñoo ko moom même Macky Sall boo xam ne mooy président bi ki ko jur maamam am na fi suuf loolu mun pour ñu yëgal ko ne ànduñu tey ànduñu ci ëllëg yëpp nag commune bi yëpp ngi d'accorduñ ci moo waral taxawaay bi tey ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg ngir woone nag xeex baa ngi soog a tàmbali askanu ngi jëloon dañu dem ci lotissement bi amee daal di dindi ay xeer ak ay fil de fer yu fa nekkoon ngir délimiter terrain bi daal di ko sànni fii ci Matam seen natango Abou Kane pour la télévision. mi mu woote woon ngir jébal ay blouse école élémentaire yi nekk ca gox ba occasion la woon ci jaraafu dëkk ba ak kilifa ya fa nekk tey saytu njàng mi ñu daal di dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne ni ginnaaw raay sud mu ngi koy jànkonteel ci wàllu njàng ak njàngale dañuy dem ci ginnaaw raay sud fekk fa Théodore Semedo. ginnaaw raay sud mu ngi wéyal di wax nguur gi tabaxal ko benn lycée gannaaw bi nga xam ne ak terre bi fu mu toll nii génn fa jafe na loolu ki ko xam ne mooy jaraafam Abdoulaye Diop gannaaw bi nga xam ne da doon jox ay blouse ndongo yi nekk école élémentaire publique El Hadji Omar Diouf Dia. donc nous sommes fermés partout xale yi fi ñu dañoo am difficulté pour di dem jàng bu sori boobu parce que heure yi ñu war a génn ak tardement ak école bi dafa xaw a métti loolu moo tax léegi ñu bëgg vraiment ñu am suñu lycée bu nga xam ne xale yi ko am nañ cas du tout petit xale yi fii la ñuy dale ba bi ñuy boo demee nag boo war a am sa bac nga xam ne dem université moom da ngay génn nag jël oto dem Dakar loolu mooy gën a yomb si ñun ànd ak parents d'élèves ànd ak population yi ñëw remettre vraiment des blouses à l'école Oumar Diop
parce que ñëwoon nañ fi jamono yi passé ci ouverture école bi indi fii ay fournitures scolaires biñ ko joxee aussi waxoon nañ ne dinañ leen indi blouse ndax ñun at bu jot ñun ñoo indi blouse xale yi nga xam ne moom la ñuy jàngee di ko joxe nag gratuitement duñ ko laaj benn dërëm mairie bi moo koy jënd ma jox leen ko loolu taxoon te ñu ñëw pour indil blouse yi ci élèves yi nga xam ne ñoo jàng ci école bi. si li waral mu joxe blouse yooyu Ablaye Diop lii la ci rotal. ñaan disparité maanaam xale yi léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay sol ay yére maanaam nit ñi tollawuñ doole tollawuñ am donc ñu bëgg daal xale bu nekk daal ku loo mën a sol ak lu mu mën a wala bu mu mën a am boo ñëwee sol sa blouse kenn du xam kii lu mu sol ak kii lu mu sol. lim bi toll na ci 1605 blouse junni ak juróom-benn téeméer ak juróomi blouse njëg gi toll ci juróomi million ak téeméer junni moom la mairie bi génnee dégagé ko pour ñu jënd blouse yooyu. ki jiite école Omar Diouf Dia bu mu rafetloo li maire bi wax. lay dundu. dama kontaan parce que ñu ñëw jox la ay blouse aussi tamit bon damay naan yombut si nombre bi ma yor si école bi. effectif bi bari na lool bon man classe yi boo xoolee classe bu nekk classe Abdou Bouflis ça contient plus de téeméeri élèves ñu ngi si biir classe bi donc comme ni ñu ko xamee rek Abdou Bouflis moom ñaari ngay obligé dagg ko ñaari pàcc. te audience foraine rek moo mën a am pour ñu am si ndimbal ñu ñaan ñu dimbali ñu suñuy élèves ba ñu am papier sinon. dina xaw a métti trop si parents yi. souvent aussi xale yi balaa ñuy egg CM2 dañuy âgé te am na yenn âge yoo xam boo ko amee mënatoo présenter examen. mu am ñaari école élémentaire publique ak lu bëri ay école associative ak benn collège d'enseignement moyen Guinaw Rail Sud am na lu toll si 38 000 habitants. Abdoulaye Diop muy maire Guinaw Rail Sud nekk responsable PDC diwaanu Pikine ma ngi rafetlu taxawaay Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi jóg ngir fexe ba. moo ko demandé xam nga nag xalifa général des mourides ci Massalikul Jinaan bi ñu koy ubbi la ñëw fii demande Abdoulaye mu ànd ak moom ànd ak Macky Sall ñëw ci julli gi waxtaan déggoo loolu rafet na bu ñu fa jógee aussi Abdoulaye en personne solo daalam dem seetu ko ci palais de la République en tant que président de la République mu dem seetu ko ñaanal ko loolu ñun mënuñu lenn lu rafetlu ko ndax ay Sénégal lañ ay taalibe lañ bu sëñ bi ñaanee dara loolu dañ ko ci def defaat lenn aussi demande waa na aussi ma dëkkee mu waxtaan ak waa aussi ba ma dëkkee dem na fa seen je crois que duñ sori daal mais xam naa ne yàlla mën na ko saafara. la ñuy wax ñu ne sa dis yi wala fi nag dañuy faral di wax naan kuy naan di nëbbatu boo mandee feeñ parti après yëngu na jamono ji li ko yëngal nag moo di alal réew mi jàpp di ko pàccoo ca pencum ndawi réew mi loolu nag jur ab tuumalante dox ci diggante Moustapha Diakhaté jiite woon fii jamono groupe parlementaire bu coalition Benno Bokk Yaakaar ak kii di maître Djibril War yóbbe askan yëkkati seen kàddu di koy mettitlu Babacar Signor Fall reportage. assemblée nationale dafay génn koppar yu bari jagleel ko mbootaay yi nekk ci biir assemblée ci biir loolu amul benn règlement intérieur buy wax nan la ñuy jëfandikoo bile koppar loolu tax parti politique ya nekk ci assemblée nationale di jëfandikoo bile xaalis nu mu leen soobee Moustapha Diakhaté ci biir page Facebook am jiite woon fii groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di xamle ni koppar yi nga xam ne dañu ko daan jox ñun ñi ne ci groupe Benno Bokk Yaakaar ca pencu ndawi réew ma koppar la yoo xam ne nag dañu ko daan jëfandikoo ci biir suñu kuréel googule ngir lijjante yu bari bokk na ci di ci fay li nga xam ne moo di suñu ay mbiruy courant ndox ak di seetal suñu makkaan di siège bu coalition Benno Bokk Yaakaar waaye itam koppar yooyu ay ndimbal la yoo xam ne dañu ko daan jox mbooleem député boo xam ne sàkku nga ko koppar yooyu ci biir APR ñu mën ci gis ni kii di Moustapha Diakhaté daa fësal ab jëfandikoo bu bon buñ doon amal ci alalu réew mi mu mel ni assemblée nationale du moom rek moom mooy institution bu nekk ci biir réew mi am ay fonds politique te nañ koy jëfandikoo daanaka dara baaxu ci. loolu xew assemblée nationale moo xew palais de la république ndax foofu aussi am koy doxale kenn xamu ko 8 milliards yoo xamante ni dañ ko koy voteel
loolu aussi moo am donc conseil économique et social bi nga xamante ni président ba am na ay fonds politiques yoo xamante ni nam koy doxalee kenn xamu ko loolu aussi moo am au conseil donc de la république. ci biir mbir askanu Sénégal moom mooy gën a lompoñ waaye sax ngir ni ñuy jëfandikoo alal réew mi gën a mucc ayib xale bu góor bii di wax ni dañ ci war a boole yenn mbootaay yi ak yenn kuréel yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a seq réew mi. war nañoo teg benn communauté démocratique boo xam ne tey jii ne suñu kilifa diine dañ si bokk parce que rek kilifa diine bi su nekkee am na yenn njuut njaaj yoo xam ne am na ñoo xam ne duñ ko sañ a def ñoom bu leen si boole si waa société civile si état bi fonds yooyu nga xam ne war nañ koo alloué buñ paree société civile dugal si opposition bi way kujje gi kujje bi bu ñu leen si dugalee dugal si suñu député yi pouvoir bi moom tamit moo am fay représentant donc couche yooyu yëpp tey ñi bu ñu leen impliqué si tey nan la ñuy tegee fonds yooyu nan lañ koy alloué buñ ko alloué ba pare yan dépense lañ siy def ba pare bu ñu paree nan la ñuy defee état de bilan boo xam ne tey jii population bi nga xam ne que lii c'est transparent. daanaka ay institutions yu bari yu nekk ci biir réew mi am nañu ay koppar yu ñuy wooye fonds politique xaalis boobu nag politiciens yi rek ñoom ñoo ci yéey di yàbbi loolu waral kenn ku nekk di ko jëfandikoo nu mu la neexee. jërëjëf Babacar Fall ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbisi yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Fatoumata Seye. àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ca yu métti yi nga xamante ni amoon na foofee ca Béni doon fa ñaawlu doxalinu waa MONUSCO fa ñu leen faa teg waa casque bleu yi fukki kilomètre dong moom moo leen féewale MONUSCO ak FARD yi nag daal di jot ñoom waxtaan nekk ab réunion bu njëkk boo xamante ni amaloon def gii daal di amee nee nañu sax ab opération d'intervention rapide waa MONUSCO fas nañ ko yéene daal di def ci seenu mission du kenn nag ci seeni ay nit yoo xam te ni nañ leen fa teg waaye lu ci mënte am mooy ne casque bleu yi ñun dinañ fa teewal askan wi ngir wattu seen kaaraange. juróom-ñetti weer cardinal Barbarin daal di ñëwaat ca kanamu àttekat ba ca Lyon procès bi nga xam te ni nag dañu koo sàkku woon ci alxamis gii di dafa séene daal di ubbeekuwaat ndax moom moomi nga xam te ni moom mooy cardinal ba dañoo tegoon ci ndoddam juróom benn weer yoo xamante ni du ko tëdd maanaam sursis ndax nag moom ab prêtre bu defoon pédophilie la doon jéem a kon daal di làq di père Bernard Prénat moom moomee di père ba nag dafa waroon a encadrer ay scout foofee ca Lyon moom moomee di Prénat nag tàmm nañu loolu di ko nemmeeku ci ay agression sexuelle jëmale ko ci ay xale yu góor di ay tout tànk ay at ci kanam la parole libérée ñoom daal di nag dajaloo it ne mbir yi duñ ko bàyyi def liggéeyam. Hong Kong fu mu nekk nii mayatul dara waa États-Unis ndax nag ki nga xam ne moo di Donald Trump daal dina fësal ab loi boo xamante ni da ko jagleel waa Hong Kong ba si njëkk moom mooy di leen xupp ne daal li di seen statut économique spécial bi nga xam ne nii waa États-Unis may nañu leen ko seenub dëkk dinañu ko neenal bu fekkee ne rek waa Hong Kong joxuñu gëdd gi nga xamante ni way manifesté yi moom la ñu yellool ba ci topp moom mooy tere ñu jaay waa police Hong Kong ay matériel yoo xamante ni dañ ko jëmalee ci way manifesté yi tax nag ba waa Chine xaaruñu seen tontu di forox ca Sasia jëf ministère des affaires étrangères ba nag daal di joxañ tuuma ci ab texte waa États-Unis di daal dañuy jàppale ay wuy sàmba boy ñuy def lu leen neex tax nag ba ñoom daal nee nañu soo moytuwul nag dinañu fayu ci Washington. jërëjëf soxna Fatoumata Seye ñu ngi lay sant di la gërëm benn baat ci wàllu tàggat yaram dem ba fële ci diwaanu Louga centre d'excellence des sports ba nekkee foofa ci diwaanu Louga kon ñaawlu nañu taxawaayu fédération bi nga xam moom la ñuy dénk wàllu basket. la Maguette Diouf moo jiite club boobule am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Omar Kayre. fédération bu manqué responsabilité la parce que ci doxalinam dafa tuddul njaaxaanaay parce que dafay favoriser équipe Dakar yi tey boo xoolee ci tournoi monté bi ñu jëm mënuñu concevoir ñu dem ba mu des une semaine ñu door a wax nit ñi nañu oui débrouillez-vous pour ngeen ñëw parce que une semaine ngeen war a compétir ce n'est pas sérieux pendant ce temps on a des élèves yooyu tey ñoom seen parents est-ce que dana leen bàyyi pour ñu dem di absenté pendant 10 jours même tirage bi sax invité wuñu benn représentant club tirage est-ce que defuñu ko pour favoriser les équipes
dem lañ ko envoyé message di ko interpeller par rapport à la situation là il n'a pas répondu. fédération copinage la ñu dawal ak camaraderie non du fédération du noonu ba pare fédération wóorut a nekk fédération dafay yàq jàng parce que su fekkee dafa am retard seen responsabilité la ñoom ñoo organiser compétition à temps parce que mënuñu concevoir coupe du monde bu amee coupe d'Afrique tournoi ñaari aigle yi xeex sax bu amee fédération bi yëpp dañuy déplacé wu dem bàyyi arrêter toutes les compétitions parce que une fédération responsable dafa war dañuy jël kàddu gi delloowaat ko soxna Ndeye Fatou Ndiaye su ko defee mu yëg yéen ni des ci xibaar yi soxna Ndeye Fatou maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay delloo nuyoo bi Seydina Oumar Ba. tey ji lan moo gën a fes ci la war waxtaanee. waaw li ñu war a waxtaanee si ñaareelu xaaju xibaar yi bokk na ci tey gëstu bés bi ñu jagleel ko wàllum càmm gi ndax xam nga ni tey ji la ñuy màggal bés bi ñu jagleel càmm. ci gëstu bés bi loolu sax daañ ko gën a waxtaanee ak suñu gan di professeur Abou Wele xam-xamam màcc ci wàllu koom-koom leneen mu di ci buumu jokko bi suñu naataango xooxandong waxtaanee na ak Seydi Gassama njiitu Amnesty International Sénégal lu jëm ci ab loi boo xam ne bëgg nañ ko fee samp jëm nag ci xeex li jëm ci sàkku jigéen ñi ak it tuut tànk yi mu di viol ak pédophilie fi mu toll di daal liñ ci bëgg moo di kuñ ci teg yoxo moom da ngay tëdd kaso sa ngirub dund lu jëm ci li ci yëglekaay yi ak yéenekaay yi yaakaar naa ni gën nga ma kaa xam Abdoulaye Bopp moo ñu ko nafaral Seydina Oumar Ba. leer nañ ko jërëjëf soxna Ndeye Fatou Ndiaye kon ñu ngi koy sant ko gërëm mbokk yi kon loolu yi moom la fas yéene laata jatal daanaka fii lekk ay benn simili kon ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Modou Fall mi fare woon ci xarala gi réalisation moom Ndeye Fatou Ndiaye kon ci kanam tuuti daañuy jël kàddu gi dala ko soxna Ndeye Fatou Ndiaye su ko defee mu yëg yéen li des ci xibaar yi bon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanuk sunu gaal yendoog jàmm